kan mooy Ibou Yagou Ndiaye tout d'abord. Ibou Yagou Ndiaye soxna si diplomate de carrière la bu juddoo dëkk bu ñuy wax Latmingué ca Saloum jàngee Latmingué jàngee Kaolack jàngee Thiès fa la amee baccalauréat ñëw université Dakar def faculté de droit fa la amee licence en droit jógee fa nag dem ENAM def fi section diplomatique bi mu amee lijaasaam ENAM mu dem ministère affaires étrangères affecté nañ ko son premier poste moo doon Éthiopie Addis Abeba dafa 4 ans et demi ñu yóbbu ma Washington comme deuxième conseiller ma def fa 2 ans ñu yóbbu ma New York ma def fa 1 an et demi comme premier conseiller ñu delloo si ma Dakar ma doon chef protocole affaires étrangères pendant 3 ans en qualité de ministre conseiller bi ma jógee foofu lañ ma affecté toujours comme ministre conseiller mission permanente Sénégal bi nekk Genève ca Suisse ma def fa 8 ans foofu lañ ma nommé ambassadeur du Sénégal au Maroc 2010 ma ñibbisi doon ambassadeur secrétaire général bu ministère affaires étrangères pendant 2 ans bu 2012 changement am alternance am à la tête de l'État le président Macky Sall nommé ma membre de l'OFNAC l'assemblée de l'OFNAC ma def fa 3 ans en qualité de directeur chargé du département déclaration de patrimoine 3 ans yi bi mu jeexee ci la formé parti bi ñuy wax liggéey mën sa bopp moom sa bopp. lan moo tax nga sos parti bi di liggéey mën sa bopp moom sa bopp. Question bu am solo la bi ma paree dama amoon choix entre dem toog def fi jàpp suma njàmbur téye suma kurus ak continuer di yëngatu mbokk yi xarit yi am si jàmm si ñëpp won ma ne li gën mooy expérience bi ma accumulé ci bitim réew ak ci biir réew mi ak contact yi ma am ci biir réew mi naa ko jël def ko daanaka def ko à la comment dirais-je encore à la disposition askan wi c'est-à-dire aw ma droit toog naa yëngatu ñu seet ban fànn ban anam moo gën ñu nañ former parti politique alors ci lañ xalaatee ne nañ former parti bu tudd liggéey mën sa bopp moom sa bopp. lu tax liggéey parce que dañ gis ne liggéey dafa tumaranke ci Sénégal daanaka fa nga xam ne am na fa sax nañ koy defee du noonu te mënoo jógee ci situation ñàkk dem ci situation am jóge ci sous-développement dem ci développement te jaaruloo ci liggéey ñu ne kon liggéey mënul ñàkk ci turi parti bi alors ñu ne liggéey lan lay jur ñu ne li ci njëkk mooy nga mën sa bopp soo mënee sa bopp nag loolu moo lay conduire nga moom sa bopp mu daanaka indépendance ñu ne liggéey mën sa bopp moom sa bopp gannaaw yàlla. lan moo la métti ci tolluwaayu réew mi ak doxalinu réew mi. doxalinu réew mi li ci métti mooy li métti ñëpp daanaka tey soo seetloo réew mi bañ amee indépendance ak léegi ñu ngi jóge ci situation xeex ñàkk léegi ñu ngi ci situation xeex ndóol loolu mooy wane ne dañu jëm gannaaw mais jëmuñ kanam benn ñaar sunu réew a ngi réew moo xam ne daanaka li mu jëfandikoo yëpp daf koy jéggi bitim réew ñett soo seetloo réew mi li ci ëpp ci Sénégalais yi ñetti weer la ñuy liggéey ci at mi juróom-ñeenti weer li yàlla xam doy na. buñ la joxoon réew mi tey loo fi njëkk soppi. jikko yi chantier la bu rëy soo seetloo tey ñi nga xam ne ñoom lañ jox réew mi ba ñu amee indépendance ak léegi ñu ci bëri li gën a yomb la ñuy def mooy ay infrastructure tabax ay bâtiment tabax ay yoon tabax ay autoroute loolu gën a yomb ci réew li gën a jafe mooy nga changer jikko yi jël Sénégalais yi dugal ci seen bopp li ñu nga mën a tuddee fi mu nekk citoyenneté nag waxuma au sens comptable du terme dama wax citoyenneté ki xam lan moo tax yàlla boole ko ak communauté bi mu nekkal mu xam lan mooy wareefam xam lan mooy devoiram door a mën a réclamer ay droit. lan mooy say valeur. suñu valeur soo ko seetee mooy li ñu def daanaka comme devise suñu parti mooy intégrité justice liberté dafa am solo trop. say conviction. sumay conviction moo di que démocratie da nga war a dem jusqu'au bout dafa am domaine yoo xam ne ay demi-mesure daanaka contre-mesure la
lan mooy sa musique. sama musique mooy musique tey musique country su fekkoon ne musique américaine la ñu wax musique country. su fekkee ne fii ci réew mi nag parolier mu mel ni Thione Seck neex na ma lool keneen ki sant Faye. Souleymane Faye ñaar ñooñu sumay musicien lañ. sa plat. sama plat Kouthia. ceebu Kouthia mooy joolaa yi defar man j'aime beaucoup. dafa naturel. di ngay def sport. danay dox mais pas toujours marche daal daanaka mooy suma sport préféré. mais je ne suis pas constant loolu régulièrement laa koy def. polygame monogame. monogame polygame bu wax suma kër ca kaw sax soxna su la déggee tey du neex et puis ñun li ñuy ut ci réew mi li ñuy viser àndul ak polygamie. ah oui kon ku bëgg a yor réew mi doon polygame. gënul. lan moo tax. da ngay disperser te sooy jiite réew dafa laaj concentration. jërëjëf mbokki xarit yi seetaan ak déglu seen émission sortie dal leen ci ak jàmm comme ni ngeen ko gisee ci présentation bi sortie ay bés bile di dalal l'ambassadeur Ibou Yago Ndiaye di président parti politique bi di liggéey mën sa bopp moom sa bopp L2M monsieur l'ambassadeur son excellence ma nuyu la dalal la bàyyi la nga nuyoog suñu auditeur ak téléspectateur. soxna Ndeye Fatou ñu ngi lay nuyu bu baax. di la dalal fii ci siège sunu parti liggéey mën sa bopp moom sa bopp ñu tënk ko ci français L2M di profité ci occasion bi nag nuyu téléspectateurs yi Walf TV yëpp ñi ci biir ak ñi ci biti di ñaan yàlla waxtaan bi ñuy seq ak yow tey yàlla barkeel ko boo askan wi mun cee jëriñu waxtaan bi nag mu gudd mu gàtt du ñagas doo ci dégg kàddu bu jaarul yoon du ñu teesante du ñu xuloo kenn rek moo ñu jaaxal mooy ki nga xam ne bëggul dégg dëgg ndaxte ku waxal yàlla wax dëgg te ñun yàlla ñu tax di wax. xanaa loolu moom diplomatiquement danga may cadre rek ne ma bu ma dugal ci teesante. waaw bu ma dugal ci wax ji waaw mën naa am son excellence dangaa dugg ci langue politique nag. politique nag dafa am loo xam ne ay façon ak doxalin la mënu cee ñàkk. waaw mën nañ ko def noo jógee ci statut ambassadeur ak milieu diplomatique ni mu bindoo soobu ci langue politique. dafa jaaxal ñu bari ñëpp may laaj loolu. li ma ciy tontu d'habitude mooy dafa mel ni ñun daanaka mission la bu ñu suñu borom jagaleel dowul loo xam ne ñii dañ ko doon waaj nee naa la xarit yeeg am si jàmm yeeg mbokk yi ñëpp ci jàpp. ne jéemale def politique. ndax askan wi mun a jëriñoo say xel sa xalaat ak di nga gisee àdduna. lii moo ñu ci dugal. politique nag xel ak xalaat am na ci solo waaye it mbooloo dala ci may doole. mbooloo ñu ngi koy am ñu ngi koy ut ñu ngi koy am. parti bi ñu ko créé léegi 1 an la. mars 2017 lañ déposé woon suñu dossier préfecture bu Dakar. mars 2018 mais tey ñu ngi daanaka ci biir Sénégal yëpp. ñu ngi def suñu cérémonie lancement parti bi le 17 décembre 2017 Sorano keroog Sorano dafa fees del bu nit ñi taxaw ci biti ci parti buy doog a juddu mu jaaxal ñu bëri. ok loolu moom ñun tàmm nañ ko mobilisation rek Sénégal moom loolu moom tumuraanke wu fi. waaw léegi nag ndax dinañ la sànnil carte looloo jaral lijjanti. mais pour woo leen rek dajale leen ñu niroo waale noonu. buñ paree lekk sandwich. loolu moom jaaxaluñu ñun monewuñu noonu xam nga mobilisation yi ngay wax mooy yi fi mos a am nga xam ne. da ngay daanaka fay nit ñi pour ñu ñëw. ñun ña fa ñëw keroog ku fa ñëw yaa andi sa bopp yaa delloo sa bopp. oui ay kaaru Njaga Njaay. kaaru Njaga Njaay yu nit doomi aadama yi luyel seen bopp militants yi luyel ko seen bopp askan wi luyel ko seen bopp oyu si ñu loolu lañ fa gis keroog. maa ngi naan yu ngeen fay. non ñun fay ñu leen ñoom ñoo ko fayal seen bopp. parti bi fayal na militants yi mais ñi ci des ñëpp ñoo jël fayal na militants yi kaar yi mais ñi ci des ñëpp xarit yeeg mbokk yeeg am si jàmm yi ñoo fayal seen bopp ñëw Sorano. Sénégal bëri parti politique ku ci ñëw ak la ngay proposé ku ci ñëw ak la la tax a jóg. yow ban offre politique ngay proposé Sénégalais yi. c'est une bonne question alors fi mu nekk nii ñun parti bee ngeeg li ñuy wax. un important projet de société. boo xam ne moom la ñuy proposer Sénégalais yi. projet de société nag ci année électorale doo loo xam ne mën nga ko partager ak ñëpp ndax soo ko seetloo parti dañu denc seen projet de société boo élection jege si ñu door ko génnee
daanaka da ngay bañ ku la pirate. mu ngoog loolu mooy wax ji am na ci idée yoo xam ne soo ko génnee tey da nga ko dégg ci rajo yi dégg ko ci plateau télé yi dégg ko sax assemblée nationale te doo ci mën tus moo tax ñuy denc suñ projet de société waaye gëmal ne amul benn sujet bu concerné Sénégalais yi tey boo xam ne parti bi xelaatu ci tënk ko ci ab document denc ko document bi doon document bu évoluer je m'explique tey soo ñëwee militer ci parti bi doon ko bees ñu gis sa xam-xam màcc par exemple ci santé dañ lay woon li parti bi préparé ci projet santé jox la ko nga xool andi say suggestion andi say participation ci projet bi soo yaakaaree ne baax na nga ne ñun nii baax na suñ ko waree améliorer ñu améliorer ko. waaw ndem nag parti moom liñ ci xewal jamono yi mooy tournée nationale voire internationale ndax dem nga ci 45 départements yi. ñu ngi dugg fépp ñu ngi dugg fépp keroog nee naa la bi ñu déposé sunu dossier au mois de mars 2017 préfet jox ñu li ñuy wax récépissé de dépôt ci lañ commencé dugg ci biir Sénégal amul fu ñu demut. financement bi ci lu mu tënku yow yaay financé doon bailleur bi wala. non en réalité daa am ñeneen ñu nekk ci dañu ginnaaw am chance ndax ñu ngi ay militants yoo xam ne li parti bi oote dañu ci uyu ñoom c'est-à-dire mën sa bopp maa ngi ay xale yoo xam ne dañuy liggéey amee seen entreprise ñii ngi ci assurance yi ñii ngi ci banque yi ñii ngi say entreprise privée ñooñu seen participation ci fonctionnement parti bi am na solo. ñu ngi ay sympathisants aussi ñuy dimbale. waaw léegi-léegi nag man as tuut su ma ko amee def ko ci. waaw léegi nag ñu ubbiwaat beneen fenêtre ci biir émission bi dugg nag ci benn domaine boo xam ne jaar nga ci wax nga ko sànq ci présentation bi muy OFNAC. OFNAC nekk organe de contrôle boo xamante ne mu ngi ci réew mi bokk mission boobu ak ñeneen comme IGE. ba ci Cour des comptes ARMP. ARMP génne nañ seen rapport 2016. am ñu ci joxoñ baramu tuuma am ay réaction yoo xam ne sax DG bi génn na indi ci ay tontu. mais bu weesoo ARMP IGE OFNAC amul benn rapport boo xamante ne génnee nañ ko 2016 ba léegi. loolu noo ko jàngatee. li ñu ko mën a jàngatee moo di que organe de contrôle yi ci réew mi dañ leen néew loo doole lool. xam nga OFNAC am na lu ko jiitoo ñu tuddee koon commission bi doon toppatoo mbirum xeex guerre. commission boobu dañ ko doon créer par décret bi ñuy sos OFNAC ñu ne pour jox OFNAC gëdd dañ ko créer loi mu doon loi boo xam ne bii ça a été une loi bien votée c'est-à-dire exécutif ak législatif ñoo ci d'accord. consensus am unanimité daanaka ñu wote ko OFNAC juddu commencé fonctionner. mais organe de contrôle dafa am lu mu laaj loo xam ne joxuñ ko OFNAC mooy indépendance financière indépendance politique su ko amut mënul def liggéeyam. indépendance politique moom loo bëgg a wax foofu. indépendance politique moo di. soo liggéeyee sa rapport mun koo génnee partager ko ak médias yi jox ko ki nga ko war a jox nangu luñu ko. dañ leen koy tere. non je veux dire pourtant législation bi dafa maye. nga génne sa rapport bu rapport génne nañ ko publier par tous les moyens. waaw mooy li ñu bind. bañ ko defee gis nga conséquences yi. mooy Nafi Ngom Keïta. je te le fais pas dire Nafi Ngom Keïta jóge na fa. voilà ci benn ci conséquences yi la beneen point bi nga xam ne bii constaté nañ ko muy affaiblir organe de contrôle yi mooy indépendance financière. su fekkee ne budget bi dañ ko loger budget présidence de la République. c'est ce que ça fait. su ma comprendre madame Nafi Ngom Keïta départ am li ko wund bokk na ci rapport 2016 am boobu mu publié woon. ci la bokk. loolu lañ ko meree en réalité mandaam dafa jeexoon 3 ans la war a def na 3 ans. ki nga xam ne moo ko nommé woon nangu renouveler beneen mandat mu jeex kooku kenn mënu ci wax. kenn mënu ci dara yéen ngeen nekkoon fa en même temps que moom. sunu mandat jeex yow ci équipe am nga bokkoon. sunu mandat jeex kenn renouvelé ko. yéen ñëpp lañ mere daal ci publication rapport bi. du ma ko tuddee mere. man nangu ma ko tuddee mere. non non je pense pas que non constat la borom réew bi def peut-être que na mu bëggoon mu doxewul noonu il en a tiré les conséquences. fan ngeen fayiree ci seen mission. amul gisuma ko man gisuma ko. lii nga xam ne moom la loi bi wax moom lañ def exactement rapport suñ ko bindee dañ ko war a publier par tous les moyens. publier nañ ko par tous les moyens jébbal nañ ko kilifa gi
loolu la loi bi wax. gisuma nag fu ñu xëy jële leen fa depuis boobu OFNAC moom dafa mel ni dee na wet ndim si yàlla OFNAC ngay dégg ndax gisatuñ leen seen rapport génnul amul lenn loo xamante ne rek mën nañ sentir ne lii OFNAC mu ngi ciy liggéey. loolu nag pour ma tontu ci dana ma jafe. ndax comme nekkatuma fa mënuma juger la nekk ca biir te bés bi may jógee OFNAC ñu defal ñu vin d'honneur ca sama intervention dama ne. su ma fi jógee tout ce que je sais de l'OFNAC c'est que je ne sais rien loolu moo di dama ci bëgg a maandu te it wax dëgg ak yàlla en tant que kilifa gu fa nekkoon. amee un département extrêmement sensible lii moo war maandu moo ci war dugul coloré sax dama war a maandu. ci lay fa nekk ndaxte xaw ma lu tax seen rapport génnut. xamoo li tax seen rapport génnut waaye nag xam nga ñi déclaré seen patrimoine ci OFNAC depuis 2014 ba léegi. ba fa nekkee non kooku moo doon parce que fi mu toll nii langue politique bi bëri na ñuy cëppe-cëppe. jox leen ma réew mi. samay loxo set nañ. fi ma jaarale sama alal leer na wóor na. waaye nag am na si ñoo xamante ne ñun mënuñu cee am firnde bu leer na. ñoom foofu mooy domaine boo xam ne surtout. waruma cee wax dara dama cee war a maandu. xam nga déclaration de patrimoine soo déclaré sa ay données personnelles ngay déclaré. amul kenn ku am droit génn fa naan kii déclaré nag kii déclaré. lii waaw même boo ñu waxul kii déclaré nag ñi ñu bëgg a jiite am na ay borom alal ndax. est-ce que yoon ñu toogaale ci ay milliards est-ce que loi dafa ne soo amee alal doo jiite Sénégal. est-ce que loolu la yoon bi wax. damay laaj. ñi ñu bëgg a jiite ñan la ñi ngay wax nii xaw ma ñan la. Idrissa Seck. waaw Idrissa Seck xamaluma ko dara. def na déclaration bi. wóoruma xamaluma ko dara. kon de deful. xamaluma ko dara kon négatif. non Khalifa Sall moom déclaré na moom ñëpp yëg nañ ne déclaré na xamaluma leen dara. mais déclaré na moom. yàlla xam na ne su fekkee wax na la ko noonu la. waaye doon man maa la koy wax. xam nga gis nga ba ma fa nekkee. di jiite département bi. dama maandu woon lool ci dossier yi ñu fay andi. dama doon bañ lu mel nii. génn fa di nettali dugal suma bët ci loo xam ne lii mooy dossier jàmbur. daan nañ vérifier rek classé defar ba mu njëkk ci denc waaye la ca biir mosuma intéressé. kon kay yéen déclaration de patrimoine bi ñuy def OFNAC forme la rek mais du fond. kon dañuy ñëw listel leen. kon bu ma neexee ma ñëw am naa kër Almadi am naa kër Sacré-Cœur am naa kër Kaolack am naa kër Kédougou. dañ koy vérifier. waaw di ngeen ko vérifier déclaration dañ koy vérifier. am processus de vérification bu am solo d'ailleurs. léegi su ngeen ko vérifier nag dëggal ne kii li mu déclaré yépp lu am la kooku suñ ko vérifié nag su diggante ak ki déclaré doo gis ñu di ko mos nga ko gis ci presse. voilà loolu moo di. mais di ngeen def. loi bi waaw bien sûr day am suite effectivement. ok ndax nit mus na fa def déclaration de patrimoine ba ngeen ca defee ay vérification mu leer leen ne xaaj bi am na waaye xaaj bi yëpp boo ko wëree Sénégal doo ko gis. alal googu loolu nag xaw ma ci lu bari soxna si. déclaration de patrimoine daal xaw ma ci lu bari. waaw man kan laa toogal nii man it. am naa problème de. yaa ngi toog ak président parti liggéey mën sa bopp moom sa bopp moom sa li ngay wax. maa la wax yooyu déclaration de patrimoine daal soxna si. xaw ma ci waaw mais mën nga ma jox sax anecdote comme ça ni. non même boo ma joxul tur ndax mës ngeen gis ku ñëw def déclaration. ba ngeen defee ay vérification ngeen gis te am na ci yoo xam ne amul. loolu su amee boromam lañ koy notifier immédiatement. mais am na wala amul wala lépp lu ngeen mës a déclaré am na nga ne ma kan la. lii mooy problème mën naa la bañ a wax kan la mais nee wax ma ndax am na wala amul dama bëgg a xam. non soo vérifier faw mu am ñoo xam ne seen dossier dafay laaj suite faw mu am. day laaj daal ñu indi ay leeral yu gën a wóor moom mag andi dossier am jox la ko gisul ne lii manquement la. nga signalé ko mu rectifier ko mu jeex. mais dugul loo xam ne daf ko def exprès mbaa mu am lu muy nëbb yu mel noonu liggéey di seet yenn journalistes yi. est-ce que du seen publication rapport boobu ngeen defoon moo waral nag ñu artu dankaafu corps de contrôle yi ba depuis 2016 kenn génnewu ci rapport am. loolu nag da nga koy laaj kilifa ki nga xam ne mooy chef yi corps de contrôle yi nga koy laaj ñun daal def nañ suñu rapport publié nañ ko. génn nañ OFNAC léegi bokkatuñu OFNAC soxna si ñu ngi def politique nañ dugg ci politique. déedéet yow politique bi ñeme woo ko. maa la gën a ñeme politique déedéet yow bi politique nii ni ngay politiquer. politique laa ñeme soxna si bëggoo wax bëggoo duut baaraam ci mbir yi. non du ma bëggoo mu leer. déclaration te da ngaa bëgg politique nii. non déclaration patrimoine moom du ma ci duut baaraam. dina leer non patrimoine données personnelles la. li ngay politique patrimoine dafa confidentiel voire secret du ma ko dévoiler.
déet waxuma nga toog fi di def déclaration ne patrimoine kii nii la. est-ce que yaakaaruloo ne fi mu nekk tey am na sujet yu ëpp solo foofu pour askan wi. yu war a mën a waxtaanee boobu tam ci la bokk ndaxte daf fi am jamono ñu wan ñu ne gouvernance sobre et vertueuse moo fi toog déclaration patrimoine daf fiy ñëw. président toog conseil des ministres. doo ci table ni ministres yi ko deful yëpp daw leen defi ci ko damaa bëgg nu mu gën a gaawee. ba mu ko waxee ñëw nañ. ñoom ñëpp kon de taayoo rang bi di serré woon na non ba mu ko waxee am na immédiatement réaction mais lu mu lay def yéen ngeen liggéey seen liggéey en 2016 bi ngeen defee rapport am 9 personnes yoo xam ne tegoon woon ko ci table procureur bi waaye ba léegi suite amu ci. alors foofu limite la ci loi bi créé OFNAC c'est-à-dire fi mu nekk tey. OFNAC su jëlee rapport yónnee ko procureur fala doole OFNAC am. l'OFNAC immédiatement dessaisi de la question. mënul wax maître des poursuites. recommandé ko ne ko nañ def ay poursuites. non du tout loolu la loi bi bind moo tax ñu ne loi bi dañ ko war a xoolaat. xam nga ñaari rapport la ñu def bi ngay yónnee président comme rapport d'activité. ak rapport boo xam ne bii c'est à l'issue d'enquête nga yónnee ko procureur. boobu soo ko yónnee procureur fala sa compétence am yow OFNAC. ndem ci làmb politique bi nga dugg te waxu politique dina la ñor ñu waxtaanee ko. gis nañu ay bés bile ci conseil des ministres bi ñu def exceptionnellement lundi njiiti réew bi def recommande wala sax def dugal ay projet de loi yoo xamante ne dafa jëm ci wàllu constitution bi rawatina soppar ñi article 29 bi ak it code électoral bi article 106 jëmee ko ci. Disposition yi pour nekk njiiti réew waaye aussi lenn loo xam ne opposition bi ak bi ñuy def waxtaan ci processus électoral bi mu di parrainage ñëpp a ko lànkoon waaye mujj na koo valider ban réaction nga ciy amal. alors ñun réaction bi ci am mooy ñu naqarlu ko xam nga démocratie participation la laaj loo xam ne dafay ñëw freiner participation ñun d'accord ci yaa xam muy parrainage yaa xam muy caution. loo def pour mën a limiter participation nit ñi ci démocratie ci jeu démocratique bi ñun d'accord ci. alors parrainage fi mu nekk nii am na leneen loo xam ne ñun jàngat nañ ko ci. mooy lan dafa mel ni dañu bëgg a limiter le nombre de candidats. qu'est-ce que ça veut dire. xam nga système proportionnel lañ nekk. candidats yi nu ñu gën a bëree chance yi gagner premier tour di gën a néew. noo wàññee candidat yi chance yi gagné premier tour di yokku xam nga nag loolu nit ñi seetlu nañ ko ñett. voilà donc disposition la boo xam ne ñun wax dëgg ak yàlla gënaluñu léegi nag. en tant que parti politique su fekkee ne jàll na te y a de très fortes chances que mu jàll parce que majorité baa ngi koy xaar assemblée nationale. su fekkee jàll na dañu wàcc sur le terrain. conformé voilà. 65 000 signatures parti yi ko war a mën a matal dina jafe de. loolu am na moo tax nag ñaay participer ji ca élection ba dana wàññeeku. mais loolu tam quelque part xam nga jiite réew du ay fo. ku bëgg nag jiite réew bu mel ni Sénégal. war nga mën a am nag benn popularité. ci biir askan wi. boo dindee calcul politique ci boobu décision tamit. war na mën a raisonnable que nit ku bëgg a jiite réew mi. d'accord au minimum nga mën a dajale 1% électoral bi. d'accord nañ loolu la ñu tuddee ñun ci suñu parti bi le seuil critique de crédibilité. d'accord nañ ci. d'accord nañ ne parti soo demee mën na nga bëgg a jiite Sénégal war nga mën suñ la laajee 1% nga dajale ko loolu nangu nañ ko. waaw mais laaj bi toog à quelques mois des élections nga changer la loi électorale kooku gënut. xam nga dafa am disposition CEDEAO bu koy bañ mais 6 mois la wax. avant élection yi. waaw donc 10 mois moo ci des ñu nañ gaaw def ko. tollaguñ foofu moom 6 mois yi moom sëy bi atteindre guñ ko. gis nga ko des na 4 mois yoo xam ne. mënoon nañ ko mettre à profit continuer dialogue bi. waaw dialogue boobu nag moom moo may ñor ndax bu fekkee ñu ngi waxtaan pareeguñ. am na 5 points divergents yoo xam ne. pouvoir opposition ak non aligné déggoowuñu ci jiiti réew jël rapport bi ko commission bi jox. ay bés bi ñu génn alxames lañ ko jox lundi mu validé ko conseil des ministres bëgg ko jébbal assemblée nationale ndax turu dialogue mën nañ koo jébal ci boobu dox non loolu la ñuy tuddee ci tubaab argument d'autorité mosul baax yéen a ngi waxtaan mënu leen a déggoogum man yàkkamti naa maay kilifa gi tranché naa jël suma avion dem tukki gëdut non gëdut loolu argument d'autorité mosul baax ci démocratie li mu laaj mooy échange
li mu laaj mooy consensus wuti consensus au maximum. li ñuy waxee la gestion consensuelle du processus électoral dañ ci war a dem ba mu jeex. waaw mais mënoo ko casser. jël sa décision dem sa yoon gënul. initiative pour des élections démocratiques. gis nañu marche bi ñu fi defoon ñu ngi sax waajal benn sitting nee nañu daal faaw ñu jàkkaarloog makkaanu Aly Ngouille Ndiaye ndax pareeguñ ci moom. te faaw mu jóge fi. rawatina gannaaw kàddu yi mu yëkkati. participer nga ci seen marche. non bi jàll participer wuñ bi ñëw ñu ngi koy waajal. di nga ci bokk. bëgg nañ ci bokk. dafa am nag lu mu laaj. soo seetloo kilifa parti yi nga xam ne ñu ngi participer ci marche yëpp dañu am ñu leen di aar. loolu dafa laaj xaalis. faut que jël ay garde corps yoo xam ne dañ lay aar pour nga mën a mucc ba dellu si mais principe marche bi. participer ci d'accord nañ ci. lu am solo la. am na solo li ñuy laaj nag départ Aly Ngouille Ndiaye. wax nañ ko waxati ko ñun nous pensons que soo bëggee organiser élection yu mucc ayib ministre de l'intérieur bi nga xam ne moom moo amee appareil bi li gën mooy un ministre boo xam ne il est apolitique moo ci gën. personnalité neutre. comme ni mu amee ci yeneen pouvoir yi fii jàll mais jigu leen ndax bañ ko ci tegee it ñoom dañoo daanu. est-ce que du spectre boobu wala psychose boobu. c'est possible moo waral président nag ne man du ma jaar foofu. c'est très possible mais bul fàtte ne ba mu nekkee de l'autre côté daf ko doon kaas di ko wax d'ailleurs réseaux sociaux yi temps yëpp ñu ngi ko koy fàttali. am fi doon wax ñu ngi ko koy fàttali yàgg na wax ne même soo jëlee une personnalité dénk ko élection yi te mu nekk sous l'autorité du ministre de l'intérieur mënul def liggéeyam correctement. dégg nañ mu doon ko wax temps ba mu nekkee de l'autre côté kon nag tey waroon na la ko andi woon au pouvoir mu bàyyi ko fi. sa parti bi ci camp opposition lay dugg wala ci camp pouvoir wala ci camp non aligné. ñun voilà mën nga ñu tuddee non aligné parti alternatif lañ considéré suñu bopp. ndax muy opposition muy parti au pouvoir daanaka système bi fi nekk ci ñoom la jógee opposition à quelques exceptions près bien sûr am na ñoo xam ne. participer guñ la gestion du pays des affaires du pays. mais su loolu passé ñi ci nekk ñëpp ñoo gérer le pays Sénégal de 1960 à maintenant donc ils sont comptables de la situation actuelle du pays. situation boobu nu mu mel. situation mooy li ma la wax sànq. déet 7,2% la ñu am taux de croissance te. lan ñaata pour cent. 7,2%. alors 7,2. léegi ñu dem croissance à 2 chiffres. déglu tuuti sori na soxna si entre 7,2 et croissance à 2 chiffres sori na 7,2% boobu. biñ ko publier le monde du savoir mooy universitaire yi nee nañ d'accorduñ les chefs d'entreprise nee nañ d'accorduñ ñan ñoo ci d'accord Mayel bu APR ak waa ministère des finances yi publier seen chiffre. alors soo publier sa chiffre. mu andi coow lu mel noonu nga war a xam ne des na teg ci taux de croissance soxna si ban signification la am taux de croissance ci réew moo xam ne ñaa ngi dee xiif yaa ngi dégg ñuy wax famine à l'intérieur du pays boobu taux de croissance ban njëriñ la am taux de croissance bi ñi ko porté c'est des entreprises étrangères mu neex mu naqari loolu banques yi assurance yi marocains yi ñoo ci nekk entreprises yi français yi ci nekk turc yaa ngi seen côté ñooñu ñoo andi taux de croissance sax nga Sonatel rek soo seetee Orange nga seet seen participation ci taux de croissance bi kenn mënu la wax ni mu yem te taux de croissance bi di ci jóge yëpp dañ koy rapatrier dafay génn lii des fii ci Sénégal nga war ko askan bi yëpp war cee gis seen bopp c'est insignifiant. moo tax muy taux de croissance bu ànd ak pauvreté. bokkoo ci ñi ci ànd. non. gisuloo ne croissance bi ñuy dëggal di ko wane ci yooyu. këy xaatim ko dafa amul askan wi dund ko. effet d'annonce la amul njëriñ maa ngi fàttali ne bi ñu inauguré fii ñaari centrale solaire ci mbedd Dakar yëpp da ngay gis ay affiche ñu naan la révolution du solaire yow ñaari centrale solaire rek nga inauguré ne la révolution du solaire genre yi pratique yooyu dañ ko fi war a dindi amul njëriñ en réalité amul njëriñ. c'est li ñuy wax état spectacle amul benn njëriñ li nit ñi dund ñu ngi koy dund tey pour nga assurer les 3 repas ci biir Dakar bii lu jafe la li ñuy wax bande xam ba ndambe mu ngi waree ni ci biir banlieue bi. li tubaab di wax repas sans cale xam nga mooy lan mooy repas bu amul yàpp amul jën
loolu la Sénégal yi tàmm léegi. am na fi du fi jeex du fi jeex ñetti repas xam nga ne léegi amatul alors loolu ak taux de croissance 7,2 taux de croissance 8 taux de croissance nga amul solo ñun gis nañ fi ay pays yu dem ba taux de croissance à 2 chiffres te tey mooy pays yi gën a pauvre ci Afrique lañ bokk. ci sa introduction da nga ni Sénégal at bi ñetti weer lañ ciy liggéey lu tax nga wax loolu. xam nga 60 à 70% ay béykat lañ béykat yi Sénégal nawet lañ ñuy béy nawet bi 3 mois lay duré au maximum 3 mois yi si jeexee li yàlla xam doy na ñu ngi toog di xaaraat nawet lii moo fi nekk. mais ñëpp duñ béykat. nee naa la 70% béykat lañ. ñooñu ñooy la grande majorité des Sénégalais. alors kooku suñu liggéeyee 3 mois sur 12 xam nga ne développement mënul am ci réew moomu. pourtant yeneen secteur yaa ngi fi industriel bien que seen doole taxu ko demee noonu mais secteur tertiaire bi. quand même am na ñu bëri ñoo xamante ne ñun li ñu gis mooy li ñu gis ñun mooy amul benn pays bu développé mbaa benn pays émergent bu réglé wul problème agriculture amut. PSE de agriculture am na ci wàll. am na ci wàll mais PSE fu mu toll nee nañ ñu ngi waaj le boss am nañ projet yu bëgg yóbbu Casamance nee nañ anacardier la ak xam ban produit lañ bëgg exploiter en Casamance. foofu lañ toll ci agriculture laa wax de li ma gisagum. xam nga agriculture soo jëlee régime socialiste liñ fi yàgg yëpp liñ am ci ñoom comme héritage mooy la loi agro-sylvo-pastorale biñ fi jógee les libéraux ñëw dégg nga fi plan REVA dégg nga fi Goana dégg nga fi bassin de rétention ana loolu ñii leen remplacer tey waroon nañu def bilan wax ñu comme ay milliards yoo xam ne Sénégalais yee ko moom lañ ci dépensé ñu wax ñu fan la toll lan su fekkee dafa échoué lan moo tax bu échoué ñoom ñu ngi ak seen programme bopp ñu ngi ci ay fer ci àll bi. ñu ngi béy ceeb ñoom it suñ fi jógee programme yooyu ki leen remplacé yëkkati ko teg ko fële bu kañ. alors que gis nga gestion consensuelle bi ñuy wax du processus électoral am na fi ay sujets yoo xam ne dafa laaj véritablement gestion consensuelle agriculture ci la bokk. dafa am solo lool ci réew. waaw agriculture am na solo ci réew mi mais aussi ñi nga xamante ne am nañ fi lu bëri lu ñuy dugal ci réew mi plus de 1000 milliards par année maanaam suñu émigré yi nekk ci biti. jamono yi am nañ ay tolof-tolof ndax ñu ngi leen di faat ci yenn anam yoo xamante ne kenn du ko comprendre te nguur gi réaction yam xeeb nañ ko ci domaine yooyu noonu yow mi nekkoon ambassadeur situation suñu émigré yi ban analyse nga ma ci mën a defal mais aussi cas de meurtre yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci espace bu réduit ak réaction nguur d'abord dañu leen di présenter suñu condoléance ñu leen di jaale famille di jaale it suñu mbokk yi nekk bitim réew surtout association sénégalais yi nekk Espagne ñu ngi saluer participation immigré yi ci développement réew mi tey su amee équilibre ci réew bi malgré problème yi ñu la wax seen loxo jógu ci mais niñ leen di gérer jusqu'à présent dafa am problème bi lan la da ngay gis ne ñi nga xam ne dañ leen former les diplomates de carrière pour ñu dem gérer sunu mbokk yi à l'étranger ñooñu daanaka dañ leen di dessaisir de cette question. Maanaam je m'explique. tey li ñuy wax les chanceliers des affaires étrangères ñoom moom daanaka consulat yi tey da ngay gis. nga ñëw nekk ci processus électoral am ku la représenté ci benn dëkk la ñuy wax Espagne. nga gagné élection yi ka la fa représenté nga jël ko nommé ko consul mu ñëw xamul liggéey bi ñëw ak ignorance am. fekk fa ki nga xam ne moom moo jàngoon pour loolu liggéey fa lu mot 15 ans ñu jël ko teg ko fële ak frustration. alors ki ñëw ak ñàkk xam-xam fekk fi ki nga xam ne il est frustré xoola boobu relation. benn ñaar réew mu mel ni Espagne ak ni mu amee solo ci Sénégal. compte tenu sa proximité soriwul. coopération bu dense moo ne suñu diggante ak ñoom surtout ak le ministère de l'intérieur. 3 la fa nekk ci Sénégal yi bari na lool
réew moomu ngay nommé ambassadeur jël ambassadeur boo xam ne da nga bëgg mu noppalu ji nga yóbbu ko fa je pense que gënut. kon général bi ñu fa jël Mamadou Sow te mu nekk à la retraite. gënut da nga fa yóbbu soo contre nga jël général nommé ko ambassadeur. mais mun nga ko tànnal ambassadeur. mais doo ko yóbbu ci ambassade boo xam ne bii. liggéey lañ fa laaj suba ak ngoon. liggéey lañ fa laaj suba ak ngoon. xoolal consul boo xam ne mu ngi bokkoon ci moodu yi. nga jël ko def ko consul. léegi noo buggee moom mu yar communauté bi di wax ñuy dégg te ñoo bokkoon luñ doon def ñoo bokkoon. mu doonoon seen nawle. doonoon seen nawle di ànd ak ñoom. consolidé léegi dafa bëri ñoo xam ne ay militants apéristes lañ. ñu wax ko comme ni ko ñëpp di. décrier commencé wul ci APR yàgg na. non commencé wul ci APR diplomatie colorée lañu mës a am. mën nañu wax ne dafa accentué wu fi mu nekk mais c'est une situation bu ministère affaires étrangères en tout cas diplomate de carrière yi déploré depuis toujours. consul yu bëri yi ñuy nommé te nga xam ne coloration politique rek moo ci lalu. noo ko gisee dafa baaxut. man je pense que mënoon nañ dem sax ba sécuriser le poste de consul dafa am solo soxna si. consul mënoon nañ ko par une loi ñu ne fi mu nekk nii consulat yi dañ koy réserver les diplomates de carrière yaa xam conseiller des affaires étrangères yaa xam chancelier des affaires étrangères. waaw mais koo xam ne jànguloo la naka la ñu gérer consulat war nañ la mun a ñàkk nommer consul. mais wax nga ko depuis régime yi fi mës a am yépp wàllu politique dafay lalu ci nomination foofu du diplomate yi ñoo seetaan nag ndax ñu nit musuñ dégg ñoom ñu kaas élever la voix ne suñu secteur bi ak suñu domaine bi. politique bi da cee dugg lool diplomate d'habitude kaasam dégul ci mbedd bi daf ko jaaral fi mu war a jaar amul benn yoon boo xam ne diplomate yi duñ bind seen kilifa yëgal leen ni situation bi gënut. ko def loolu mooy seen cër la seen lu wareef la. dañuy def ay rapport di wax situation bi nii la demee li gënoon profil kii àndul ak consulat. régulièrement. waaw dama dégg ne diplomate en général c'est vrai buñ génnee forme bi maanaam quincaillerie bi li ci biti. li ci biir moom ay agent secret état yi lañ. non dul agent secret état diplomate sa rôle ngay def. rôle bi ci jiitu waaw mooy rendre compte yooyu ñuy def. informer sa réew. kon kay mooy. non bokkul ak agent secret non. da nga koy répéter bokkul ak agent secret. ndax lu xew bu ngeen ko rapporté. di xool di saytu xam nga suñ la nommé ambassadeur nga dem ci réew li ñu xaar ci yow mooy réew mi la nommé jëriñu ci fa nga nekk. loolu moo di soo gisee loo xam ne baax na ci réew mi nga nekk nga yëgle ko pour ñu mën ci jàng soo gisee loo xam ne gënut nga alerter pour ñu mën ko moytu. c'est normal. mais aussi et puis nga góorgóorlu pour rattaxal diggante ñaari réew yi nga xam ne. mais ci wàllu politique toog naa ak politicien bu ni man réew bi nga xam ne bëri naa lu ma fay dem ak samay activité tax na ba nguur gi ubbi fa kii nii représentation diplomatique pour gën a xam ci man. ban réew la boobu. yow bi ma lay laaj sànq ci of nag da nga ne doo wax. non xam nga man nga wax ma ban réew la ma xam ma wax ko nit ñi ne kii mais la dama ko gisul soxna si moo tax may wax. parce que tey soo xoolee li ñuy wax la carte diplomatique du Sénégal gisuma ci benn ambassade boo xam ne dañ ko ubbi pour la satisfaction d'un client politique. gisuma satisfaction de opposant boo xamante ni peut-être. jàpp nañu ne kii foog adversaire la nar a doon nañu xool demam ak dikkam ci réew mi. tax ñu ubbi mission diplomatique non man gisaguma loolu. non dàq naa ko nangu mënuma nangu loolu. mënoo nangu loolu non mënuma nangu loolu. ba ci parce que xam nga lu tax. kii nga xam ne mooy ubbi yi ambassade yi di le président de la république su bëggee am information mun na ko am sans mu am mission diplomatique. ci nan la koy amee. mais ci ni mu koy amee mooy les services loolu mooy seen njëriñ. tey les services de renseignement soo leen ne Ndeye Fatou mii nga xam ne opposant la fu mu dëgg tànkam tey ba suba bëgg naa ko xam nga def ko ci fii mbaa ci bitim réew ñu topp la. bu dee réew boobu amuñ fa benn représentation diplomatique du yomb. déggu loolu ndax dina yomb pour état bi dafa am collaboration entre services yoo xam ne soxlawul sax mission diplomatique service yi su ñu ñëw ci réew yow ma fa nekk ambassadeur doo ko yëg sax mën nga ko ñàkk yëg ñu ñëw def seen liggéey dem seen yoon. donc pour ñu ubbi une mission diplomatique pour loolu dana ma non nanguma ko. non ci sa carrière nga yàgg Maroc def nga fa 10 ans. kon xam nga dëkk boobu digganteem ak Sénégal moom macha allah liñ ciy jokkalante yaatu na bañ leen ko ba visa sax. doo ko sàkk si boo bëggee dem Maroc. tamit boo fay jógee di ñëw Sénégal it aajowul lu ni mel. Maroc bëgg a dugg ci espace CEDEAO mais tiital na rawatina sunu privé bi
fii sax Sénégal am na ñoo xam ne nee nañu loolu arrangé wuñu ci biir espace bi ndax bokk nga ak ñoom boobu xalaat. waaw xam nga dafa am li ñuy wax amitié entre ay peuples. am li ñuy wax relation entre des États. amitié entre États man gëwuma ko ku ci nekk say intérêt ngay défendre. kon bu ñu boolee bu ñu jaxasee suñu xaritoo ak le peuple marocain ak intérêt Sénégal ak intérêt Maroc. Maroc de bëri na fii lu mu fi ubbi sax fii Sénégal. rawatina ci wàllu foofu laa doon ñëw assurance. foofu laa doon ñëw ñu ngi ci banque yi ñu ngi ci assurance yi tey soo seetee la première banque CBAO c'est une banque marocaine. Bank of Africa c'est une banque marocaine et cetera ak ay assurance ak yeneen ak yeneen. tey li ñu waroon def mooy càmbar xool ndax ñooñu seen présence fii am na impact véritablement ci développement bu Sénégal d'abord ñun loolu dafa doon lu ñu war a def est-ce que banques yi ñu ngi jouer le jeu. participer au développement du Sénégal banque marocaine yi notamment loolu nag jotewul dara ak CEDEAO. am na benn groupe bu ñu tuddee. yow nooy évaluer présence su marocain yi parce que même BTP bi ñu ngi ci tam du question banque rek la ñu nekk. secteur BTP am nañ ci taxawaay bu am solo. nooy évaluer boobu présence marocain yi nee naa la war nañoo seet impact présence ci Maroc ci développement réew mi. BTP c'est normal affaire appel d'offre la ñuy def international su fekkee ne participer nañ doon remplir tous les critères ñu jox leen projet ça c'est normal. comme ni ñu koy joxe ay turc mais ban note ngay joxe suñu collaboration ak Maroc. ah non collaboration ak Maroc man je suis soo ko doon noté fi mu nekk tey dana jafe noté lool mais très satisfaisant laa ci bëgg a wax très satisfaisant. ñun am nañ ci njëriñ Sénégal. mais oui bien sûr amul benn relation bu amul njëriñ la preuve ñu ngi fi yow yaa ko wax banque yaa ngi fi assurance yaa ngi fi BTP yaa ngi fi. waaw mais li ñuy collecté fonds yi du toog fii. c'est normal. c'est normal toogul Sénégal xam nga collaboration dafay am li nga ciy gagné li ma ciy gagné man seet nga le nombre d'emplois yi ñu créé entreprise marocaine yi créé Sénégal xam nga ko le savoir-faire kenn mënu ko évaluer transfert de technologie bu ci mën a am kenn mënu ko évaluer loolu bokkul ak fonds yi nga xam ne seen investissement dafa am retour sur investissement forcément ñu transfert ko seen réew. bu weesoo Sénégal CEDEAO bi ñu bëgg a dugg te secteur privé bi patronat bi. xam nga ba ma fa nekkee dama mos di wax ne nanguma Maroc jël suñ Sénégal jël suñ réew transformé ko en souk moo di lu ñu fabriqué comme produit ñëw déversé ko Sénégal kooku dama ko contre. te participation CEDEAO loolu lay jur parce que dañuy demander nga dindi les barrières douanières seen produit mën di dugg librement surtout les produits jógee ci agriculture. alors ñu ne li gën mooy ñu créer ay joint venture dans un premier temps c'est-à-dire ay co-investissement entre marocains sénégalais ivoiriens et cetera espace CEDEAO. bàyyeegum CEDEAO mu continuer processus bi mu nekk ba mu mënee am doole accueillir un autre membre. encore que nee nañ critères yi nga xam ne moom la Union africaine créer les ensembles sous-régionaux. les commissions économiques régionales. nee nañ critères yooyu dafa écarter Maroc parce que y a le critère géographique. Afrique de l'Ouest lañ wax Maroc nekkul Afrique de l'Ouest ça c'est un premier argument. deuxième argument bi ñu ne soo bàyyee Maroc mu lâcher l'UMA l'Union du Maghreb arabe ñëw CEDEAO da ngay rey UMA complètement te loolu gënul parce que gënul pour Union africaine. li gën mooy ensemble yooyu yëpp màggandoo tase benn yoon. kon yow yaa ngi am yaakaar am njort bu rafet ci ñëwu Maroc ci biir CEDEAO. non li ma am yaakaar mooy. fi ñu toll ñun lii sunu entreprise yi bëgguñu defal leen ko c'est-à-dire protéger leen mënul ñàkk. ba ca kanam léegi nag su fekkee ne am na co-entreprise co-investissement joint venture entre ay Sénégalais ak Marocains d'accord. xam nga lu tax. waaw su ñuy créer fii seen entreprise mu doon des entreprises de droit sénégalais li ñuy liggéey fii wax naa léegi danañ am emploi créer emploi danañ andi savoir-faire li nga xam ne moom la ñuy produire suñ koy exporter en dehors du Sénégal exportation Sénégal lay doon. moo tax mu am solo trop. mais li ñu war a bañ moo di dindi barrières yi
barrière douanière yi ñoom ñu nekk fa di xëpp seen produit sur le marché sénégalais. di ko fi indi. Sénégal ñu des ci ak loo xam ne ci wàllu social lañ ko mën a jàppee mu di tout tànk yi nga xam ne dañ leen di jël daal di leen rey ci anam yoo xam ne moom doy na waar. Pour la première fois nag bi yoon police jóg ci addu ci. d'une manière publique ndax tey boobu ba léegi tekkaaral lañ ci nemmeeku woon. lu tax nga ne pour la première fois. bi mbir yooyu amee ba léegi. police publiquement moo ngi ciy dogal nag def benn conférence de presse ngir waxtaan ci ak askan wi. am yenn kàddu yu ñu ci yëkki. d'accord dafa doon lu ñuy. commissaire Abdoulaye Diop kàddu yu mu ci yëkki. dalal na sa xel wala jàppoon ni xëy na benn nelawal wala benn. mbir boo xamante ne da ko bëgg a wax. ngir askan wi mën a dal tuuti puisque ba mu amee Rufisque nag nit ñi dañu génn ca mbedd ma. wane seen bopp mais wax pour askan wi dal cëri police la c'est normal benn ñaar ñun dañu war a óolu suñu police pour plusieurs raisons la première mooy ñëpp xam nañ ne c'est des professionnels suñ ci jógee jóg ci dëgg da nga gis résultat mais dañu war a am nag collaboration population bi ñun li ñu bëgg dafa jafe. am une police qui fait son travail correctement te yow mi nga xam ne yaay citoyen bi doo dimbale police kooku gënut réew yu bari y compris fa police gën a efficace muy réew mel ni Suisse et le citoyen dafay participer au travail de la police c'est-à-dire soo gisee lu la jaaxal soo gisee loo xam ne yaa ngi koy dund te xamuloo lan la nga teel a informer police. ci la bokk xam fii cas yu bari police bu ko réussir daf ci remercier askan wi ne dañ ci collaborer. c'est normal. kon nag sénégalais ñu ngi collaborer ak police ñu ngi dimbali police ci liggéeyam. dañ wax pour le cas précis xale yi ñuy rey dañ ne na ci police nañ ci dimbali police parce que lii mosu fi am. phénomène bu bees la boo kenn xamul fan la jóge kenn xamul lu ko lal ñu ngi naan ay sacrifice humain dañuy wax rek xamuñu mais comme am na dañ ci war a jóg ñun ñëpp jàppale police. waaw mais ñun nag am na cas boo xam ne bu ñu ko xoolee duñu mën a suñu xel du mën a dal muy cas Fama Niane amoon na fi. ban la woon boobu. Fama Niane ndaw si nga xam ne dañu ko faatoon daggat ay cëram. sànni ko ci corniche bi. ba léegi coupable bi. kenn jàpp ko kon nag boobu kaa bu fi amee ba jàll xale yi tamit gis nga Serigne Fallou Ba bi ñu ko fàttee Touba ba léegi kenn jàppul kenn. bii itam ñëwaat yokk ci xam nga mbirum xale yi. damay wax souvent ne dégg naa ñu naan tubaab naan on ne gaspille pas une crise on ne gaspille pas une crise moo di la fi xewoon. xale yi lakk Médina xale yi taalibe yi problème la woon boo xam ne crise la woon boo xam ne waroon nañ ci comme à partir de keroog jël ay mesures yoo xam ne yii protection xale yi doon une protection totale mais gis nañ ba mu amee ñu commencé di jël ay mesures surtout kon taalibe yi. am ay imam yu jël seen course ne dañuy ñaan nguur gi daan noo mën a comprendre loolu lan nga mën a ban raison moo mën a tax tey. ñuy jël ay mesures yoo xam ne pour protéger pour aar xale yi la yow nga jël sa kurus ne da ngay wirde pour gouvernement bi daal loolu mooy lan. civisme dañ ko dafa des dañu war a jàngalaat nit ñi liy civisme lu mel ni su xewee ñun ñëpp dañu war a takkaay jàppale police jàppale gendarmerie pour mu mën fi jóge parce que ku ci nekk mën nga doon victime. ku ci nekk mën tey dégg nga Liberté 6 la fa xew. ki nga xam dañ ñëw fekk ko këram di ko fëgg naan ko jox ñu doom ji. donc yegg na foo xam ne fii kenn mënatu ko qualifier. waaw kenn mënatu ko qualifier kon nag sunu force de sécurité it ñoom it jóg jot na. je pense que jot nañ. force de sécurité aussi soxna si nee naa la dañ koy dimbale ci anam yépp. tey war nañoo mën a am équipement bu doy. tey gis naa réew yoo xam ne. force de sécurité su ñu xeexee insécurité mu wàcc de tant pour cent ñu jël seen indemnité yokk ko de tant pour cent comprendre nga li ma lay wax. dañ ko indexé. tey su fekkee ne xeex nañu criminalité ci Sénégal ñu ne 2018 criminalité baissé na de 10%. seen indemnité yi ngi leen di fay nga yokk ko de 10%. am na réew yu koy def dañ leen war a encourager équiper leen former leen ba pare nag. citoyen yi population bi jàppale leen. lan moo tax nga dàq teesu sacrifice bi ci ni ñuy faatee xale yi. non dàquma ko dama ne dégg naa ñu di ko wax. waaw xel moo ko mënul nangu ci réew mel ni Sénégal. lu tax di réew yi jullit di réew yi ñu gëm yàlla
ñàkk mun na andi lu nekk ci réew. pauvreté dina andi lu nekk ci réew. mais dem booy sacrifier ay doo c'est pas sénégalais. en quelque sorte. présidentielle 2019 di ngeen déposer candidature seen parti. kooku mënaguñ la cee tontu li tax mënaguñ la cee tontu dañu dëgmal congrès bi dañ doon ñu ngi koy def fin avril mais comme ñu ngi à la base di créer ay cellules ay sections ay fédérations ñu ne nañu xaar ba loolu yem dàq ko ba ñu génn ci weeru koor bi. suñ génnee ci weeru koor bi nag foofu lañ bëgg a def suñu congrès boobu nag son excellence xam nga c'est vrai diplomatie nga tam mais doo ma yóbbu ci salon diplomatique ci question bii doo jël parti bi ñu ne yaay président bi xam naa ne yaay bailleur principal bi toog fii ma lay laaj candidature nga naan dinañ ko def ci congrès yooyu doon xam nga ni kenn sañul déposer jour boobu candidature am ci primaire naan mooy porter couleur parti su présidentielle amee waaw mais yow xam naa yaay doon candidat bi kenn sañu ko xam nga lu lay wax loo li lay wax loo mooy li nga xam ci yeneen parti yi du dëgg bii parti bu bees la ki mooy liggéey mën sa bopp moom sa bopp dafa am ay principe yu ñuy doxee tey même su ma bëggoon li ngay wax aw ma droit man ma toog fii tey di enjamber li nga xam ne moo ñëw ëllëg toog fi tey naan la non may doon candidat dina nangam non loolu cër la boo xam ne dañ ko jox congrès. tout comme mën ngeen ko bañ a présenter ndax yéen na ngeen mars 2017 ngeen teg seen parti. juin 2017 élection législative am na fi. waaw wala juillet 2017 élection législative am na fi waaye présenté wu leen. non boobu jotaguñ suñu récépissé. ñu ngi jot suñu récépissé le 2 novembre 2017. ñàkk jot récépissé moom teewul parti dem ndax ñu bëri ñu ngi langaamu ci ay dañoo évaluer suñu bopp natt suñu bopp à l'époque ne gënul ñuy commencer par un échec dugg ci législatif doo ci am lu xamoon ngeen ne bu ngeen ci duggee mënoon na am it inverse maa la wax li yéen ñi xool terrain bi ba xam ne du ngeen dem kay gis ngeen ne foofu dafa viddoon seen côté non fekk dañuy wër Sénégal fekk dañu commencé am ay militants yu bëri. léegi mais gënuloon diggante boobu xoolal caution xaaral ma poser la question. est-ce que xam nga caution bi ci législative ñaata la woon. 20 millions 15 millions boobu xëjul ci suñu parti. pour gën koo dëgëral gën koo massifier gën a jënd matériel amaguñu woon sax ay oto yu ñuy circuler ci biir Sénégal nga jël 15 millions def ko ci élection yoo xam ne wóoragu la on a fait le choix. waaw ne nañu raisonnable ba ci kanam li ci kanam nag soxna si raw li bët. ba ci 2019 ci diggante bi di ngeen fi def bi grand bond ba mën a def 65 millions caution dajale 65 000 signatures. xanaa déggoo li ñuy wax ci caution bi. nee nañ dañ koy wàññi. après 2019. non waxuñu après 2019. dañ ko appliquer ci biir dañ koy wàññi pour 2019. loolu ngeen di xaar yéen pour postuler. pas forcément fi mu nekk nii sunu militants yi. détermination bi ñu àndal caution bi nu mu mun di toll danañ ko dajale. joxe ko militants yeeg sympathisants waaye itam nu mu mënti toll mën nañ leen jox ngeen déposer ko ndax candidature de contribution yi am na ci présidentielle te état moo koy créer. boobu sori na suñu bos soxna si boobu sori na suñu bos. xam nga lu tax. waaw soo ma xoolee man gis suma âge gis fi ma jaar nga war a xam ne dootuma nangu kenn di ma jënd man aw ma prix. déedéet xale yi ma àndal ay tànneef lañ xale yu am jom xale yu nangu liggéey kenn mënu leen jënd donc ñun dowuñ parti contribution ci kenn. parti contribution dañ leen jënd non mën nañ bañ a doon jënd. non parce que mën nañ doon ñoo xam ne ànd nañoo nguur gi. le simple fait que ñu ne la créer mais ñu bàyyi leen rek ñu dem ngir mën a kii ni émietter électorat bi. loolu kay moo jënd lañ leen achat de conscience passé wul foofu. yow nga ñëw ñu ne la fi nekk nii créer parti. waxtu fa si jotee nga participer defal lii jox fokk ñu jox la li nga koy defee. fokk ñu jox la li nga koy defee. non ñun bokkuñ ci foofu. politique Sénégal mën nga ko def sans xaalis di génn. non xaalis nit dina fi réussir ak nit ñi ni ñu bindoo ak ni ñu tàmm ak ni ñu leen di jox chaque fois. non ñun yàlla def na amuñ lu ñu joxe li ñuy joxe mooy suñu détermination li ñuy joxe mooy waxtaan ak askan wi ñu xam fan lañ jëm. tey par exemple am na réaction bu ñuy dégg souvent ci dëkk bi. dañ la naan ñun ku ñu jàppale la. nit ñi ñoo koy wax moom la jigéen ñi wax moom la ñëpp di wax ñun soo ñu ko waxee ñu ne ñun waxuñ loolu dañ ne nañ ànd jàppalante 2019 ñu dindi fi li fi nekk loolu mooy suñu discours ñun
waaye soo ma jàppale ku ma jàppale la ñun du marché noonu. bëri ngeen ci adhérent ci discours boobu noonu. ah oui ñu ngi comprendre xam nga nit ñi aussi bañuñu dëgg dañ ko déggut ñun dañ leen di wax ne su politicien bi ñëwee nga laaj ko loo xam ne yow wóor na la ne moom mënu ko joxe mu dig la loo xam ne wóor na la ne mënu ko def yéen ñaar ñëpp yéen a responsable politicien bi jënd sa conscience pour 2000 francs ba 10 000 francs sax nga élire ko mu def fi 5 ans ba mu def fi 10 ans yoo xam ne yii yow soo bëggee faju sax mënoo doo faju doo lekk suur doo naan màndi alors est-ce que jar na ko fii la ñu attirer attention Sénégalais yi. ma ne nga attirer sama attention ci loo xam ne ñu ngi koy dund politiciens yi wala képp koo xam ne am nga xalaat ci réew mi ñor na la nga di ci wax muy crise bi am ci éducation dem nag ba yegg ci gone yi nga xam ne fi ne ñooy wàcc ci mbedd mi ni dañoo bëgg a jàng. ban réaction nga ci éducation sànq maa ngi la naan dafa am ay sujets yoo xam ne dafa laaj gestion consensuelle danaa la agriculture ci la bokk éducation moo jiitu lépp éducation ak formation moo jiitu lépp ñun gisuñ benn réew mu développé mbaa benn réew bu émergent te réglé wul problème éducation ak formation amut dafa laaj nag sacrifice et en particulier sacrifice financier moom la laaj gis nga am na jamono Houphouët-Boigny bi mu buggee régler le problème de l'éducation chez lui xam nga ñun bi ñu accéder à l'indépendance dañ jiitu woon réew yu bëri parce que bëri woon nañu ay cadres bëri ñële ba ñu buggee rattraper dafa décrocher enseignants yi de la grille indiciaire dafa leen seen grille bopp di leen fay de temps boobu da nga doon gis sax Sénégal yi bu jógee fi jàngale ji foofu ndi xaalis bi sacrifice financier boobu mënul ñàkk surtout soo demee ba nga xam ne waxtaan ngeen ak syndicat yi ngeen waxtaan ba d'accord ci nangam tënk ko nga ne liñ tënk c'est raisonnable et c'est réalisable. mooy accord yi ñu fi signé woon en 2014. xam nga tey ñu ngi la naan tey soo li presse dépensé nañu 280 nangam milliards. mais c'est pas ça le problème. le problème moo di est-ce que respecté nañ accords yi oui ou non. su fekkee ne dañ leen dina nga dépensé 400 milliards nga def 285 milliards amul solo. respecter accords yi les termes de l'accord moom mooy li am solo. alors su loolu passé. éducation dafa am solo ñun ñu nekk ci système boo xam ne faaw ñu changer ko. je m'explique gis nga soo demee suñu projet de société bëgguma ci woon dugg mais yaa ngi ma ciy pousse ndànk-ndànk. ñun dañ naan école lañ bëgg boo xam ne dafay am 0 échec. une école 0 échec tey ma jox la rek ci firnde pour nga mën a comprendre li may wax nii système bi nga xam ne moom lañ donn ñun ci tubaab yi. di ko appliquer ba tey mooy li ñu tuddee système pyramidal. ci suuf la ñuy jógee di yéeg noo gën di yéeg muy gën di rétrécir soo mënul yegg sommet ba da ngay échouer soo échouer amuloo alternative bu ñu la offrir. mais jàng fii nit a ngi dem ba am doctorat te du am liggéey. moo tax nag ñu war a changer système def ko système pyramidal. def ko pardon système autoroute li ñu tuddee système autoroute. système autoroute mooy système bu am ay bretelles. tey soo demee ba yegg CM2 yem fa rek CM2 bugg a sàmmi nag ñu jàngale ni ñuy sàmmee nag jàngale ni ñuy defee élevage nga génn. loolu mooy branche formation professionnelle. dëgg loolu moom la. am na ministère sax. dafay ànd waaw mu ngi ñu ngi ciy doog a ñëw mais ba léegi des na beaucoup de formation professionnelle. lii nee naa la tronc commun bi. système éducatif moom la ñuy tëral ci anam bi ma la wax nii mu anam bi autoroute. soo demee par exemple bu am sa BEPC bugg a génn am na lu ñu la aménager pour nga génn. ah d'accord maanaam niveau boo mënti am rek am sa baccalauréat war nga am débauché. voilà su ko defee échec du am te bretelle bu nekk nag dafa am njëriñ ci ensemble système bi. alors loolu je pense que ñu ngi koy commencer appliquer au Sénégal j'ai l'impression que comme formation professionnelle yi ngay wax ak yooyu yëpp. système de rattrapage la. ñu ngi ci en ce moment mais tant que changé wuñ système bi duñ ci génn. échec yi dafa bëri voilà. échec de moom bëgguñ ko woon jeexalee xam naa ñun réussite rek la ñuy bëgg a dégg. saa su nekk moom la ñu ami sax nag. ah waaw ñun de moom la ñu ami soobee yàlla. ah son excellence l'ambassadeur Ibou Yagou Ndiaye. jiite parti bii di L2M liggéey mën sa bopp moom sa bopp ñu ngi lay jaajëfal bu baax. di la bàyyi nga tàggatoo. maa ngi lay sant d'abord yow soxna Ndeye Fatou di sant
Walf TV di wax askan wi nag ne leen ñu ngi dëgmal année bu am solo muy année électorale daanaka dugg nañ ci sax ñuy ñaan Sénégalais yi su waxtu wa jotee ku ci dugg ci mbañ gàcce gi nga góorgóorlu bañ gàcce bañ ko pour sa bopp bañ ko pour sa joboot bañ ko pour askani Sénégal li fi ne dañ ko war a soppi jërëjëf. ñu lay jaajëfal auditeur ak téléspectateur yi doon teewlu seen émission sortie di gërëm nag sama cheikh sama xalifa El Hadj Saliou Bey di sant di gërëm bu baax sama rek Zeyda Mariama Ndiaye ci wàllu production bi ñu leen di jaajëfal bu baax di gërëm Demba Thiam Dempadot ci montage bi oustaz Assane Diouf ci coordination bi mbokk yi jàngeen jëf jox leen rendez-vous beneen ayu bés ci beneen émission sortie incha